jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës rek bokk ci ab xale bu jigéen bu doon nag tukki jaari ci géej gi mu metti lool tukki bu diis metti warul sax ne da nga yegg géej amul bànkaas muy lu dëgg nag loolee nag di ngeen gis nataalam ci biir xibaar yi ni ma ko waxee ab gone bu jigéen ñaar fukki at ak ñaar la am doomi réew mi la ma nga woon nag ca Russie ngir jàngi gannaaw bi la fa jógee ngir wutali Espagne waaye metti woon na tukki nag ci anam bi ñu gis ni tamit fële ca Médina Yoro Fula askan wa moom soxal na leen lool metti na moo waral sax kon kilifay gox ba taxaw temm ngir ñaax askan wa ci njeexital yi nga xamante ne am na ko xeeti tukki googee daanu àddu ci wàllug politique lanu seetlu nag mooy njabootuk libéral gi kon na ñëpp nag daal di rek doon benn jubo gis-gisuk Serigne Mbacké Ndiaye la moom mi nga xamante ni moom moo jiite convergence patriotique ndax lam ci seetlu mooy ngëneel la ci réewum Sénégal waaye tamit xam-xam bi nga xamante ni libéraux yi am nañ ko lool it lu ñu jara seet la dinañ waxit ci gis-gisam bi nga xamante ne wute na ak bu professeur Maurice Soudieck Dione moom nag la mu gis rek mooy yëfi daal président Macky Sall moo cay neexle beneen ponk ci biir xibaar yi ñaari téeméeri million ci doomu aadama moo nekkoon nag ñu xëyoon tey ci mbañ gàcce ya ca réewum Amérique ngir nag tabb seen njiitu réew bu yees Donald Trump ma nga xamante ne moo ko jiite woon ak Joe Biden kon ña ngay xamle nag ni jongante bi tar na ci seen diggante ku ci ne mën ngaa gañe jàngatub Ousmane Sène bu wax tàggat yaram bu ñu ca yeggee daanu wax rek ci sunu gaynde yi nga xamante ne Aliou Cissé nag fi mu ne nii nag daal dina leen rek tànn ñaar fukk lañu ak juróom ngir nag jongante bi nga xamante ne war naa dox kon ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau muy ñaari jongante waaye am na ñaari joueurs yu yees yoo xamante ne gis nañu leen daañu leen gis kon ci tanière bi ku ci mel ni Franck Kanouté ak ki nga xamante ne rek moom Moustapha Nam mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàcce xibaar yi. nes ko waxoon ci ponk yi ñaar fukki at ak ñaar la am di xale bu jigéen demoon nag ca Russie ngir jàngi waaye gannaaw bi nag xelam may ko ni war naa dem nag ci meneenum réew moo xamante ne bu fa yeggee xëy na wërsëgam dana gën a yokku Russie googu nag ca la bàyyeekoo ne nag dafay dem Espagne jaaree ko nag ca Maroc mu doon tukki boo xamante ne nii du ko nettali fenn ndax metti gi nga xamante ne metti na ko moom gone gu jigéen googu waxul tëram waaye wax na li nga xamante ne nii moom la daj ci fàttali doomi banlieue la fii ci Ndakaaru Habib Faye moo dikk ak ñun ci nataalam. bëgg tekki teral seeni waajur waral na ndaw yu bari jël yoonu ndox mi bokk na ci Espagne moom ab ndaw la ñaar fukki at ak ñaar la am victime la ci émigration clandestine bi. jóge Russie dem Maroc bon après ci lañ jël gaal gi dem biñ demee ba nga xam ne foofu mooy Tanger jël oto yi. oto bu ndaw lay doon ñu yëpp ci ay ba mu fees tegle leen te naar bi bu xasee ba dëgg frein amul gees amul dara lu mu fa fekk bu fekkoon ay nit si tali bi sax da leen di rey. ci biir ndox mi la mu fa dund doon na loo xamante ni metti na. bi ñu ne cas ci ndox mi rek dañoo gis ne temps bi dafa yàqu ñu gis benn bateau di ñëw gars yi tegane marine bi la biñ teganee marine bi la tàllal ko loxo rek ñu rombee rek après si la gaal bi këpp mu am ñeenti nit ñu si dee benn Ivoirien ak ñett sénégalais jeune ay xale ndaw bi nga xamante ni nag gaal gi këpp na ñu sonn nekk foofu 3 heures du matin ba midi ci lañu marine Espagne bi ñëw pour yóbbu tombeel marine marocaine bi mu ngi ñëw man nag foofu xaw ma woon lu xew. la mu sa ñàkk bëri na. sama ay papier ñàkk sama ay bagages tout ça. ñàkk si sama temps surtout ñàkk naa sama alal parce que même bu bañ doon dem tamit da ngay yóbbaale agence poste. ndegem sa xel mi ngi waat ci màngaani. yàlla tere gisuma lu ma koy jaral ci àdduna ndax bi ma koy def boobu mën naa ne xelu xale rek a ma jàppoon. xelu xale googee tax na itam am na ay conséquences yu mu ko jural. metti lool ñuy xaarandi seen doom jiiru ay weer gisuñu ko donc bis bu ma gën a marqué mooy bis bu ma xam ne jot naa leen wax ak ñoom téléphone. alors nekkoon bis bu xamante ni comme si dama deewoon dekki bi ma ñëwaatee tamit mere woon nañ ma mais teewul jàppale nañ seen doom voilà comprendre moi aussi. waa OIM mu ne xettali nañu ko financé waat ko ngir réinsertion sociale am gën a yomb ba tax
dugg na sax ci ab liggéey goo xamante ne ma ngi cay gis boppam waaye muy ñaan ndaw ñi ñu toog daan seen doole fii ci mim réew. loolu it la ñuy ñaax ndaw ña nga xamante ne ñoo féetee ca Médina Yoro Fula ca Kolda la ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa ya ñoom jaaxle sax la ñu def fi mu ne ña ngay def seen kéemtalaay kàttan di waxtaan ak rek ndaw ñi ci njeexital yi nga xamante ni tukki googi ñuy def ci géej gi am na ko préfet ba nga xamante ne nag moom moo féetee fële rek ca Médina Yoro Fula gannaaw ab xew-xew diine bu ñu amaloon fu ñu naan wuñànki ca la jaare moom it di ñaax rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw ña Abdoulaye Diallo la ñuy fekk ji ca Kolda. wàllu tukki jël gaal ak ndaw yi si ñàkk seeni bakken doon na ay xew-xew yi jaaxal ku ne rawatina waaye nguur yi nekk fii ci Médina Yoro Fula looloo waral ki fi toogal nguur di ñaax askan wi saa bi mu fekkee ab mbooloo. surtout lu jëm ci ndaw yi parce que bu ñu xoolee fii ak ay fan ay ndaw ñu ngi dugg ci ay gaal di ci condition yu jafe ngir dem Espagne te li ci yéeme mooy jamono ji ñi nekk foofu bu ñu mënoon ñibbisi fii sax dinañ ko def. loolu nag damay wax duma wax de façon globale dama koy yemale ci département bi rek pour wax ni département Médina Yoro Fula dañuy wax ni département bu bari jafe-jafe la waaye war na gën a mën a neex ni muy neexee mooy am na loo xam ni état moom la wax te yaakaar naa ni projet yu bari ñu ngi ci yoon. moo ngi rotal kaddu yi ni mel ca gàmmu annuel bu waa Wuñanki di amal. Wuñanki bokk biir commune Kéréwan te ñu féete ca département bu Médina Yoro Fula askan wi nekk ca gox yi ni mel dañuy gaaw a giseek waaye nguur looloo tax saa yi ñu dajeek ñoom ñu profité ngir wax leen seeni jafe-jafe. ñaareel nit danay jógee fii du am benn problème su diggante fii ak Bata laa ne problème évacué ko yóbbu ko Kolda te ñu ay béykat leen amuñ dara résonance soo ko defee xaalis bëri nga war a génn kooku mën naa ñàkk mooy rek ndaw soosu yàlla yóbbu ko yoon xiyam. ndox bokk ci li askan woowu gën a soxla ci gox ba looloo tax ñu bari ci jigéen yi fa yeewoo dañuy faral di am ay ëmb yi yàqu ngir diisaay wogg gi ñuy woggee ndox mi. waaw nan la ñu sonnalee mooy dañ koy ñoddi xam nga léegi nit ëmb ba pare dund bu baax noppaluwul daal amul boppam fu mu toll mi ngi liggéey bu pare di ko bëri liggéey teen bi ñu bëri dañuy affecté ci loolu ndax dañuy wëgg loxo. dañuy wëgg loxo wala ñu jël mbaam yi di ko roote ñi di jël nag yi di ko roote baaj yi dañu diis baaj yi ñuy aw léegi nag loolu day indi ëmb yàq jigéen ñu bari dañuy seen ëmb day yàq ci loolu. fi mu ne ni dem ca gox yi ni mel dafa jafe lool ngir ñàkkum yoon yi baax bi fa xew. Abdoulaye Diallo ñu lay jaajëfal bu baax a baax ñu wax rek ci coppite yi nga xamante ne teg nañu ko kon ngir dooleel rek defaru mburu mi fii ci réewum Sénégal ci kaw loolu sax dana am ay ndaw yoo xamante ne daanu leen tàggat ci wàllug cet ci wàllug qualité junni ak juróom-benn téeméer ci ndaw yoo xamante ne tànn nañu leen ci réewum Sénégal dibbane leen nag koppar yi nga xamante ne moom la ñu teg rek ngir jàppale formation professionnelle am ab ndaje moo xamante ne xëy nañu ko amal Aminata Mbare Sow àndoon ceeg Thierno Longa Mendy. ci ndaje mi la ñu daal di xamle ni lu toll ci 1600 jeunes dañ leen former leen nag ci secteur boulangerie surtout nag lu jëm ci wàllu hygiène ak qualité. la ñu ñëw tey jii 3FPT di accompagner à travers ñaari établissement yoo xamante ni ñoo nar a dispenser formation bi benn bi di suñu centre sectoriel bi nekk ci métier agroalimentaire bi mooy IA moom la ñuy woowee IA di dépendre ci suñu ministère beneen bi di institut sénégalais de la boulangerie et de la pâtisserie di benn établissement privé ñoom la ñu lëkkalool pour mun a former 1600 jeunes yi nga xamante ni wax nañ leen former fii ak at bi di jeex. lii nag di phase bu njëkk bi nga xam ni waa 3FPT jagleel nañ ko ñu yëngatu ci wàllu boulangerie waaye bu ñu sukkandikoo ci kii fi teewal waa fédération nationale des boulangers du Sénégal lim boobu daal néew bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ni ñu yëngatu ci wàllu boulangerie fii ci Sénégal. moo tax ñu jël 1800 boulangers mais soo ko seetee bon 1800 du dara ci par rapport ak emploi yu ñu amee 30 000 emplois. bon le boulangerie Sénégal yi di générer bon et loolu tam wax nañu ko autorités yi yuuxu nañu pour ni leen formation bi dafa tuuti ñu yokk seen jéego ak seen moyen pour nga xam ni formation yi dina gaaw aussi tam beneen yoon bu nu mënee gën jël nombre bu gën a bare 1800 boobaa tam dina def affaire daal.
waaye ñi financé projet boobule ne li ci gën a am solo mooy jàppale ndaw yi ñu am insertion maanaam am ci lu ñu jàpp. ñii ñuy financé tey nag am na ci ñoo xamante ni tey jii ñi ngi ci structure yi ñi ngi ci boulangerie yi am na ñoo xam tamit nag dañoo bëgg jublu ci wàllum liggéey boobu moo tax ñu leen di accompagner tey insertion daal mooy li tëral mooy li nga xamante ni moo tënk suñu liggéey bi yëpp tey jii. ci fàttali nag secteur boulangerie fi mu toll nii ci ay réforme la nekk réforme yooyu nag bokk na ci li ko lal mooy décret 2277 ñoom ñu jàpp ne tey jii dañ ko war a appliquer ngir mu raxas secteur boobu li nga xam ni mu ngi jànkonteel ak i jafe-jafe. mangook ñu des ba tey rek ci wàllum liggéey boobu rawatina ak wàllum xëy jëwriñ ji nga xamante ne sax moom lañu ko dénk ak lépp lu soxal formation professionnelle ma ngay xamle ne du yàgg daanu rek samp ca ngaay benn centre boo xamante ni métier ko tax a jóg muy liggéey nag ci wàllug der nee na loolu dana tax nag ndaw ñi sax mën a toog ci réew mi bañ a àbbati gaal yi di tukki Dame Diop jëwriñ ji ñu teewlu ko ak Aminata Mbaye Sow. ñun en tant que ministère en charge de la formation professionnelle am na ay jumtukaay yu ñu fa defoon pour gunge ña fa nekk te danañ ko yokk président de la république jox nañu instruction ñu tabax fa centre bu yees ci wàllu cuir ak peau ci biir Ngaye incha allah rabbi financement bi bouclé nañ ko études yi ñu ngi ci pour mun ko tabax li may wax titlu di mastaw ñi nga xam ne aussi seen mbokk des na ci li may wax rek mooy booy demit war nga am métier loolu moo tax ñuy góorgóorlu ci instruction président de la République pour que xale yi mun a jàng métier parce que métier rek nekkatul loo xam da ngay jàng école ba sa jàng yàqu nga dem jàngi métier parce que tey fii ñu daje nii di wax affaire boulangerie ñun ñëpp jàppoon nañ ci suñu xel que boulanger moom jarul jàng waaye métier la comme ni plomberie nekkee métier comme ni leneen nekkee métier donc suñu mission ñun en tant que ministère en charge de la formation professionnelle de l'insertion loolu mooy jox xale yi métier gunge leen aussi pour ñu mën a am xëy ba mooy suñu instruction bi ñu jot ci président la ñu yegg ba diwaanu Ziguinchor wax rek ci doxub ñaxtu bi nga xamante ne askan wa ñi ngi ko doon amal rek ca ñagis ñoom nag la leen metti bokk na rek ci suuf soo xamante ne nee nañ ña ngi koy saax-saaxee ca diwaan ba te bëgguñu ko nag seetaan benn yoon moo waral nag ñu xëy yegg ba ca préfecture bu Ziguinchor bu leelu loolu weesoo tamit am na ci ñeenti ndaw ñoo xamante ne am na doxu ñaxtu bu amoon ba ñu teg leen ca loxo am na ñeenti weer ci tey ñu ne nañu leen bàyyi Boubacar Diassi. sama suuf sama bakkan sama suuf sama bakkan sama suuf sama alal. ay njiit yu ñetti organisation bu société civile nekk ci wetu population bu Niaguis ngir dox ñaxtu ci mbedd Ziguinchor yi ndaxte nee nañu dañuy protéger lépp luy suuf ci commune bu Niaguis contre ñi koy akki moo di ko jaayaat. dama ne depuis ñetti at. ñun waa Niaguis nelawuñu ñun waa Niaguis yandooruñu ñun waa Niaguis sonn nañu ñun waa Niaguis damm nañu ñun waa Niaguis tàyyi nañu waaye à partir d'aujourd'hui yéen itam dootoo leen am jàmm sous-préfet de Niaguis dootoo am jàmm tant qu'il n'y aura pas de justice préfet de Ziguinchor dootoo am jàmm tant qu'il n'y aura pas justice pour le Niaguis gouverneur de Ziguinchor dootoo am jàmm tant qu'il n'y aura pas justice pour les populations de Niaguis. ñaxtukat yi di exiger ñu libérer ñeenti ñoom ñi nga xamante ni caabi moo leen féetagum gannaaw ndaxte dañu bokk ci seen lutte bi. parce que ce sont des résistants suñu ñeenti doom yi ngeen jàpp parce que ce sont des résistants fonciers parce que ce sont des démocrates fonciers ngeen bàyyi leen ci nu mu gën a gaawee ndaxte bu ngeen leen bàyyiwul tey marche bi fii la jeexee waaye suba marche bi maison d'arrêt et de correction lay ci. libéré Abdou. libéré Abdou. libéré Benoît. libéré Benoît. libéré Henri. libéré Henri. libéré Idrissa. libéré Idrissa. ñaxtukat yi ne gouvernement bi warul négliger benn yoon lépp lu coowal suuf ci Casamance ndaxte ñëpp xam nañu ni conflit bu nekk ci biir diwaan coowal suuf moo ko jur. président Macky Sall nag la ñuy wax histoire justice et paix la ñu wax. ñàkk justice moo tax conflit Casamance bi juddu jafe-jafe suuf bokk na ci li tax conflit Casamance bi juddu kon ngir yàlla ñun jàmm lañu. lépp luy dëkk kaw yu nekk ci commune bu Niaguis daanaka am nañu représentant ci biir les marches. Nous voulons nos terres. Nous voulons nos terres. njabootuk libéral gi tas nag bu ñu fexee ba ñu doonaat benn loole nag ñu boole kook nag rek majorité électorat bu Sénégal loolu du def rek lu dul ngëneel ci réew mi ki ni gisee nag di Serigne Mbacké Ndiaye gis-gisam nag wuute ak bu professeur Maurice Soudieck Dione moom la mu seetlu mooy li mu gis léegi nii dafa mel ni président Macky Sall moom képp kat moo cay bànneexu leeral yi dañ ci ànd ak Pape Fara Ñing ak Youssou Baro.
dajale la grande famille libérale li nu mel nag mu ngi mel ni mu ngi bëgg a am gannaaw ba nga xam ni kii di Idrissa Seck dem na fekki kii di Macky Sall loolu nag ñi nga xam ne ñooy observateurs yi jàpp nañ ne lu waroon mën a nekk la gannaaw ñoom ba ñu àndee seen biir lu yàgg. mënuma bett dama ci sant yàlla bu baax ndax boo demee international libéral PDS moo fa jëkk ma nga fa réew mi Idrissa Seck ma nga fa APR ma nga fa ñoom ñëpp dañuy siège international libéral bu ñu fa demee dañuy mel ni mburu ak soow àndandoo di fodéré di défendre les mêmes positions bu ñu delloo Sénégal mel ni xaj ak muus loolu jaaduwul. boo xoolee tey lii ànd ak Ablaye Wade lii ànd ak Macky Sall li ànd ak Idrissa Seck dama jëlal ñeneen ñi Omar Sarr Ousmane Ngom Modou Diagne Fada Pape Diop ñeneen ak ñeneen ñëpp li ñu àndal ci mbooloo mais boo ko tegee ci balance bi au moins comme ni nga ko waxee lu mu gàtt gàtt di mat 80%. wante président Sall xëy na lim ci jublu mooy dajale lépp lu mu mun ci famille libérale bi. retrouvaille boobu dina tax mu am pôle bi nga xam ne mooy gouverner yore régime bi dinañu gën a am doole. waaye nag ñu ngi laaj bi la retrouvaille ndax dina am solo lool bu dee PDS bokk ci loolu tax ñu ne faaw ñu régler le cas Karim Wade ngir mun a réussir bi le projet. yaakaar naa ne bu ñu fexe woon bu lijjanti mbiru Karim Wade xëy na diggante bi war na mën a gën a ratax diggante PDS ak président Macky Sall. benn problème moo am diggante tey PDS ak Macky Sall mooy Karim Wade amul leneen amul ñaar amul ñett te it dossier Karim Wade boobu du lu Macky Sall bëggoon mu am du lu Abdoulaye Wade bëggoon mu am. laaj bi mooy dajale famille libérale bi lu nu mel ndax dina am njëriñ ci Sénégal. ñooñu nag bu ñu àndee ci mbooloo toll noonu am xel mu ni toll am xam-xam bu ni toll am expérience bu ni toll parce que jaar nañ ci nguur lu ëpp fukki at ak ñaar ak li Macky Sall yore nguur gi am réseau relation bi ñu am mais ñooñu bu ñu àndee réew mi jëm kanam. parce que mën nga def ay combinaison politicienne wante askan wi mooy le maître du jeu démocratique maanaam ñoom ñooy fal di folli te ñoom mën nañu jàpp ne politiciens yi dañu théâtre dañu naxaate li ñu def mbiru politique a leen tax a jóg et puis seen intérêt bopp ak seeni poche moo leen tax a jóg wante du askan wi. ak gannaaw Modou Diagne Fada Omar Sarr ak Idriss Seck mi nga xam ne moo ñëw fekki leen des na rek PDS ngir nag daal di réaliser li Abdoulaye Wade bëggoon ne libéraux yi dinañ des ci pouvoir yi lu tolloog juróom fukki at. Fafara ñi ngi cant ak ngërëm ñeel na la kuddu lañu ko dénkoon tey nag ñu dénk ko ministère bi yore wàllug urbanisme muy Abdoulaye Sow moom nag mi ngi rafetlu tey delloo njukkal président Macky Sall mi nga xamante ne nag dafa am lool yaakaar ci moom gannaaw nag tey jile bi ko étudiant yu UCAD doon delloo njukkal jaare na ci xamle tamit ne football mënu caa génn fédération sénégalaise bu football ndax dafa bokk ci njaboot googee Mamadou Fall. tabb giñ ko tabb ministre dafa mel ni liggéeyam bu mucc ayib ca kudd la moom jëwriñ ji ñu dénk urbanisme ak hygiène publique dëkk na lool ci kóolute bu ko njiitu réew mi wóolu. gërëmaat ki tax ma am loolu parce que ci décret rek lañ ma nommé te buñ may nommé tàgguwuñ ma donc nag kooku moom laa am ngërmande jàpp ni danaa def sama kéemtalaay kattan ba mu bañ am mbetteel ci sama liggéey. mu bañ am mbetteel mais aussi ñi nga xam ne tey ñoo ma tàccu ñu bañ am gàcce ëllëg. digganteem ak étudiants yi ratax lool moom mi ne woon directeur bu COUD mu ngi sàkku seen ñaan ci mission bu bees bile. jëkk jàppale ci sens des responsabilités ak sens de l'anticipation gis ngeen fresque yi gis ngeen livre bi ñu fi inauguré gis ngeen liwu Cheikh Anta Diop lépp étudiants yi ñoo ko def statut yu Cheikh Anta Diop lépp étudiants yi ñoo ma ko xelal dox ko sottil ko. Abdoulaye Sow football di daw ci deretam moom gannaaw nag jëwriñ giñ ko tabb namul bàyyi benn yoon lii di fédération sénégalaise bu football. su ma desin ci fédération mu ngi dépendre ci club yi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir football bi mais li ma leen bëgg a wax rek mooy affaire bi du ay titre ay xëccoo ci kaw déedéet mbir mi boo ko gëmee rek foo mënta nekk mën nga servir sa réew. gannaaw jaar gi mu jaar COUD ci xayma gu gàtt toll ci fukki weer ak juróom-ñaar Abdoulaye Sow moom daal dinay marqué étudiants yi ñoom seen bopp rafet lu liggéeyam daal di koy delloo njukkal sargal ko.
mangook mu nekkoon étudiant yu UCAD ci tënk Sénégal ak conseil mondial bi ñu dénk wàllug ndox mi nag dañoo daal di rek manko déggoo nag ci xew-xew bi nga xamante ni mooy forum mondial bi doon am ci wàllug ndox ñu jàppoon ko Ndakaaru ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars atum 2022 dañu koo dàkk rek ba jëmmi jamono li ko waral nag moom mooy mbas mi nga xamante ne nag bàyyiwul benn réew moo waral rek kon ñu jël rek matuwaay boobu ci fàttali forum boobu nag thème bi nga xamante ne maanaam tomb bi bu ñu sukkandiku woon rek moo nekkoon kaaraangeek ci wàllug ndox waaye tamit yokkute goo xamante ne dafay sax dàq ndax na lu seetlu mooy ci Afrique am na lool ay jafe-jafe ci wàllug ndox waxoon nañ ko ci ponk yi. Amérique nag tey lu toll ci 2 millions ci électeurs ñoo xëyoon rek ca mbañ gàccee nag ngir rek tabb seen njiitum réew bu yees Donald Trump ma fa nekkoon di jongante ak ki nga xamante ni moom mooy Joe Biden la ñu seetlu nag mooy course bi seere na ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sène bu war am na nu ma koo jàngatee ci reportage bu Fatou Bintou Konté. tey nag ñetti fan ci weerub novembre bi de ñoom électeurs américains yooyu nag dañoo fas yéene nag votel ki nga xam ne moo nar a occupé lii di bureau ovale bu Maison Blanche. te Donald Trump ñëpp xam nañ caractère am dafa am xadar bon est-ce que su fekkee ne résultat yi seere na dina nangoo jël téléphone am ne Joe Biden gagné nga parce que liñ xamal président américain yi wala candidat à la présidentielle mooy su résultat yi ñëwee leer même lu mu jege adversaire bi day jël téléphone kale ne ko gagné nga monsieur le président de la république ou madame la présidente est-ce que dañ ko amee noonu comme niñ ko mos a xamee il faut que ñu xaar ba suba. bu ñu seetloo tey jii te nag gulet lu toll ci 99 millions d'électeurs américains voté nañu par anticipation ba pare wala sax par correspondance maanaam yoonu poste. dafa am. vote anticipé même vote anticipé boobu nga xam ne da ngay teel a wote loolu mun nañ ko compter mais yi nga xam dañ ko jaaral ci poste bi temps bi muy jël pour ñëw ñu dépouiller loolu aussi mun na indi yéex tuuti ci résultat yi naka lañ koy jotee. fi mu ne nii nag rang bi serré na loolu départagé ñaari candidat yi di Donald Trump li nga xam ne moom mooy président sortant bi ak kii di Joe Biden dina metti lool wante nag la leen mën a xàjjale moom moo di ñii di grand électeurs yi. loo bare nit dem mun nga dem sax ba ëpple ay xob mais ça dépend de fi nga gagné soo ëppalee xob parce que jël nga ay état yu tuuti ramassé leen ñoom ñëpp nga jël leen boo moytul ki nga xam ne moo jël état yu mag yi mu gagné la parce que grands électeurs yi dañ ciy am en fonction sa population ñaata ngeen. soo tey nag ci ñetti fan ci weerub novembre bi di àddina bi yëpp ñu ngay dégg seen nopp di xaarandi li nga xam ne moom moo di résultat élection yi nga xam ne jamono ji kenn xamut fan lay mujj. tàggat yaram ak sunu gaynde yi nga xamante ne Aliou Cissé woolu na leen nag ngir rek ñu bokk ci jongante bi war a dox ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau ñeel qualification yu CAN 2022 loolu nag la ñu ca jàpp kon tanière boobu di ngeen ci gis ñu yees ku ci mel ni Franck Kanouté ñaar fukki at ak benn ku ñu naan Moustapha Nam mi ngi am ñaar fukki at ak juróom Aliou Cissé nag la muy sàkku rek mooy fexe rek ba am 6 points su ko defee groupe am nag muy wéy di nekk ca kanam mbokk yi lii moo gën a fës kon ci xibaaru tàggat yaram yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal yi nga xamante ne ni ñoom ñoo féete woon kon ca xarala ya Aram Touré noppi na ma daat lay rek jébbalaat